bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi mbokk yi jàkkaarloog ñun ci seen télévision bopp RDV dellu si nañu beneen yoon ci kàttanu buur bi subhanahu wa taala di leen defal seen émission an nahj ñu gën koo xam ci tubaab ci approche comme ni nga ko leen ko xamee émission la bu leen seen télévision tànnal di ci saytu di ci waxtaane lépp loo xam ne lii lu yitteel jamono la di ci invité nag ay nit ñoo xam ne ñi sujet bi ñuy waxtaane yàlla def na ñu am luñ ci xam ñu am luñ ci maîtriser bu ko defee looloo tax ñu dellu si beneen yoon incha allahu taala nara waxtaan ak yéen ci benn tomb boo xam ne bi tomb bu am solo la waaye tomb la boo xam ne bi tamit bu actuel la ndaxte ñu ngi koy waxtaane fu nekk waxuma sax ci Sénégal waaye ci àdduna bi yëpp tomb boobu nag mooy li ñuy wax planning familial arab yi tudde ko tanzimun nasl planning familial comme ni ngeen ko xamee tomb la bu yaatu boo xam ne bi laaj na ñu saytu ko bu baax woo ci ay borom xam-xam ñu waxtaane ko ngir gindi ci xeet wi ku nekk xam fan nga ciy taxaw loolu moo tax incha allahu taala ñu woo ci émission bi suñu magu daara suñu kilifa suñu sëriñ al oustaz Dame Ndiaye defe naa ne kenn dootu ko présenté ndax bëri na ay géewi xam-xam yoo xam ne yi da ngeen ko cay gis am na ay émission yoo xam ne yi da koy def ci ay télé yu am solo yu am solo imaam la gëstukat la jàngalekat la yarkat la loolu moo tax incha allahu taala ñu tànn ko woo ko ngir tomb bi ñuy waxtaane mu am lu mu ñu ci gindi incha allahu taala kon oustaz imam yaa nekk sama ndeyjoor yow laay wax nga nuyoo ko defee ñu continuer wax auzu billahi min ashaytan rajim bismillah alhamdulilahi wa salaamun ala ibadihi alladina stafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayidi wa habibi abil qasimi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadin mbokk yi jàkkaarloo ñun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh oustaz Cheikh Tidiane Tandian ngi lay nuyu di la ziyaara di jaare ci yow di nuyu mboolem ñuy topp télé bi te ñu bëri lool macha allah di nuyu oustaz mi nga xam ne maa ngi moom ñoo bokk jotaay bi di nuyu mboolem kuy kilifa ci kër gi tam di ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala yaakaar ji ngeen am ci ñun ba jàpp ne war nañ mën a bokk ci waxtaanu sénégalais yi jëriñoo yaakaar jooju yàlla bu mu tas ñu ñaan yàlla mu jàppale ñu ci wax dëgg yàlla ci lépp lu ñu xam ci tomb bi te mu leer ñu mën koo joxe ñu ngi nuyu waa ñëpp salaam jërëjëf fii ci sama càmmoñ moom it sama mag la moom it xam ngeen ko gëstukat la jàngalekat la imaam la képp ku jàkkaarloo moom xam naa ne doo ko réere nekkoon na fii ci bërëb bi di fi joxe ay xam-xam yu am solo mi ngi tudd oustaz Daouda Cissokho imaam la jàngalekat la gëstukat la bindkat la moom it yàlla def ñu woowoon ko ngir mu am lu mu ñu réewal ci tomb bi oustaz na ngeen def asalaamaaleykum waaleykum salaam jërëjëf oustaz Cheikh Tandian sunu wëlëre sunu xarit ñu ngi am mbégte lool comme ni ko sunu magum daara waxee di oustaz Dame Ndiaye nekk koo xam ne lu jëkk ñu gën a sóobu ci gëstu bi sax dañ ko daa topp ci mosquée inachevé fale ci ay jotaay yu am solo yu mu fa doon def ci joxe xam-xam tabarakallahu ñu naw ko lool ci xam-xamam di ñaan yàlla guddal fanam amiin ci barkeel ko amiin ñu bokk yow itam ñu ngi lay ñaanal sa émission bi nga xam ne moom nga tàmbali di ANACH nekk approche nga xam ne approche moom buñ ko waxee rek daanaka tënk na émission bi kon yàlla ni ko suñu magum daara waxee yàlla nañu yàlla may kattan ak xam-xam bu leer bu ñu mën a joxe loo xam ne mbokk yi nañ ci mën jariñoo di profité itam di nuyoo waa kër gi yëpp ndax suñu kër la dañu dellu si waat suñu kër rek di ziare oustaz Cheikh Ahmed Tidiane bi tey ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci desk islamique bi yëpp ak képp kuy liggéey fii ci techniciens yi ak borom kër gi di ñaanal Ben Bass Diagne wax dëgg yàlla nekkoon
suñu waajur nekkoon suñu it daanaka moo ñu tijjuloon bunt bi jaar ko ci oustaz Cheikh Tidiane bi tey ba ñu mën nekk ci kër gi di fi liggéey kon ñu ngi leen di ñaanal jàmm kër gi yàlla na ko yàlla yokk. jërëjëf. kon oustaz dañuy wax ne dañuy waxtaan ci planning familial tanzimun nasl la ko arab yi di wax la boo xam ne bi wala waxtaan la woo xam ne bi yàgg na fi diggante kuy xëcc jëme ci dara nekk ci diggante kuy xëcc ne am na lu ci nekk ala kullin débat la boo xam ne bii bu ubbeeku la bu yàgg ba léegi te nit ñaa ngi ciy wax bindkat yaa ngi ciy bind waaye ci tàmbali rek comme ni ko xam-xam laajee oustaz Dame dañu bëgg ñu définiral ñu lan mooy planning familial bala ñoo dugg ci waxtaan wi dëgg. ça Cheikh planning familial xam naa définir ko du ma yomb ndax définition bi dafay am lu ko booleeg contenu bi c'est-à-dire ban contenu nga ko jox en tout cas ay baat la yoo xam ne yu bëri la planning familial santé de reproduction santé familiale ak yu bëree bëri ak organisation de naissance voilà ak bu dee ci wolof ñu tudd xeex nef ay tur yu bëri la yoo xam ne man ci sama expérience bopp ak sama gëstu lim ma woon mooy benn mbir lay wone mooy limitation de naissance c'est-à-dire mboolem baat yi ñuy wax yëpp boo xoolee ba ci biir benn baat lay joxe mooy limitation de naissance loolu moom limitation nag moom baat bi moo woon boobu mooy dugal sa loxo ci njur mi ba nit ñi duñu bëreeti c'est-à-dire wàññi njuru nit waaw loolu bu fekkee mën nañ ko wax ci wolof mooy wàññi seen njur wala boog arrêté ko bu fekkee sax dañuy wax nag su fekkee man approche bi ma am comme émission bi approche de tout approche bi ma am mooy man li ma yëg jot ko mooy tubaab yi li ñu sant limité naissance la ñu sant te itam limité naissance la Sénégal nangu waaw loolu xam naa ne moo tax sax bi ñuy ñëw léegi maa ngi la naan man sawaratuma di wax ci planning familial puisque pour man lu bees amu ci liñ ci war a wax yëpp wax nañ ko nit ñi xam nañ lan la li ci des mooy nangu ko wala bañ ko loolu moo fi des bon en tout cas man am na ay message yoo xam ne bu fekkee définition bi ma jox baax na bu baaxul itam xëy na saas bu ñëwee mottali ko mais man daal li ma ci expérience bi ma ci am mooy tur yi li muy bëri ci benn tur lay joxe mooy limitation de naissance mooy tahdiidu nasl pas tanzimu nasl parce que an naslu munazam déjà yàlla lu mu def rek munazam loolu leer na oustaz li nga wax leer na ndaxte yow da nga ñëw rek directement ci li nga xamee ne mooy saal bi mooy définition dëgg-dëgg bi nga xamee ne jàpp nga ne planning buñ ko toppee fa la ñu jëm rek nga wax loolu loolu dëgg la waaye même question bi lay posé oustaz Daouda lan mooy tahdiidu nasl lan mooy planning familial damay rejoindre oustaz Dame ci li mu wax tahdiidu nasl defe naa moo gën a jub parce que mooy jubluwaay bi parce que planning mënoo ko wax te xooluloo origine bi heureusement que maa ngi toog ak économiste boo xam ne peut-être li may wax xam na ko boo seetee cosaan bi ku ñuy wax Malthus moom moo fa la jóge Malthus boobu économiste la woon boo xamante ne amaana dina ñëw ci biir questionnaire bi ci débat yi foog ñu dellu cosaan bi muy malthusianisme moom nañu ko tuddee sax am bu mujj boo xam ne néo-malthusianisme lañ ko tuddee malthusianisme boo xam ne bu bees la waaw te xeex bi ña ko doon gën a xeex particulièrement en France xam naa dinañ ci gën a dellu siwaat waaw buñ ko buggee définir mooy bépp moyen ni ko boroom xam-xam yi définir OMS parce que ñoom dañu impliqué wu ci xare bi Nations Unies dañ ci impliqué wu waaw am nañ ci benn programme boo xam ne population am na benn séminaire boo xam ne organisé nañ ko à Saint-Louis sax yàlla dogaloon na kër gi man la yebaloon muy Dunia man la yebaloon ma Mohamed Thiam mooy bépp moyen bu ñuy utiliser pour limiter wala pour arrêter njur gi comme ni ko oustaz waxe mooy moyen yooyu ñuy utiliser waaw ak luñ ko mënti lay itam limitation bi moo ci gën a am solo parce que ci tënk Malthus bi mu wax moom ci cosaan bi nga xam ne mooy seen borom xalaat
bi indi mbir moomu daf ne li nga xamante ne moo fi nekk ci koom par rapport ak évolution population bi ni muy amee doyul bu yàggee dinañ dem ci famine dinañ dem ci xiif boo xamante ne man ndax li fi nekk ci koom doyul donc ñoom seen gisin loolu la bu ñu demee ci cadre islam beneen affaire la kon ci tënk daal définition bi amaana nañ dugg ci historique bi ak yooyu yëpp mais ci tënk noonu laa ko mën a wax loolu tamit leer na waaye beneen question dafay taxaw léegi ci kanamu question bi comme ni ngeen ko définir yéen ñaar ñëpp effectivement képp kuy gëstu di jàng di nga gis ne loolu moom la ñu namm ci planning familial maanaam finalité bi mooy tahdidu nasl comme ni ngeen ko wax yéen ñëpp mooy limiter les naissances waaye loolu dafay indi beneen question bu récurrente mooy bu fekkee ne loolu la te ñun ay jullit lañ dañuy dund ci ay société musulmane bu fekkee ne xam nañu ne finalité bi mooy comme li nga wax Malthus ñëpp xam nañ ko comme que moom dafa def théorème teg ne àdduna bi dund bi doyul ci nit ñi ndax dund bi rythme bi muy demee mooy rythme arithmétique waaye juddu nit ñi moom rythme bi muy demee mooy rythme géométrique wala géométrique mooy njëkk bi mooy arithmétique léegi mu théoriser loolu def ko ci ay téere jullit ñi jàng ko léegi da ngay xaw a wax jullit ñi ñoo comprendrewul ne Malthus wala malthusianisme lii la namm li fii la bëgg a jëm wala ñoom dañ ci ànd ak ñoom dañ ci ànd ak moom wala mën a ñoom loolu mooy laaj bi est-ce que ñun am nañu conscience ci ne effectivement finalité bi mooy suñu njur ñu arrêté ko ñun jullit ñi wala comprendre luñu ko ñu induire ñi ci erreur ñuy dem te xamuñu lu ñuy def loolu oustaz laa bëgg mu leer. waaw loolu question bu am solo la am na solo trop waxtaan naa ci daanaka wax ak ay bokk samay oustaz ñu nekkoon ci dëkk bi ñoom ci njëkk yëngu lañ bokk ci réseau islam ak population samay oustaz yu dama leen daan wax ne fatwa te mooy joxe gisunu diine ci benn question dafa laaj ay charte charte bu njëkk bi mooy nga xam charia parce que xamul charia mënul ubbee charia ñaareelu charte bi mooy nga xam li xew te xamee ko ni mu xewe bi Saadaat demee Quds dafa am benn kilifa gu mag bu nekk fële ci Arabie Saoudite bu def fatwa ne lu baax la def nday fa in janaxu li salmi alxuraan moo wax ne bu ñu leen wooyee ci jàmm na ngeen wuyu beneen borom xam-xam bu mag mën naa ko tudd sax docteur Youssouf al-Qaradawi tontu ko ne borom xam-xam boobu sikk nekkul ci ne remplir nga genn wàllu charte fatwa mooy xam nga charia xamu charia kenn du ko remettre en cause mais problème bi la manqué mooy ñàkk xam li xew ndax soo defee ne Israël ak coowam lu bëri lee dema dikkam bi dafa renoncé wu lu toll ni luy ñuul ci we ci pas-pas bi amoon ci occupé waat Makka ak Medina nga xam ne xamuloo li xew moo wax mbokk yooyu na leen damaa rafet jortu ne seen problème ñàkk xam li xew la ndax boobu mooy axafu darara yi ndax ñàkk xam li xew ubbee ci moo ma taneel xam li xew ubbee ci waaw su ko defee dama jàpp ni ñi ëpp ci jullit ñiy wax ci planning familial xamuñu li xew xamuñ ko li ñuy tudd ak li xew du benn moo tax dama daan tàmbalee pour débat bi bañ a gudd moo tax ne planning familial bii ñuy appliqué ci Sénégal pour mu gën a leer parce que man nga léeg-léeg ñu ni la naa ba Maroc ak bu iranien yi dañuy planning fa lan duñu loolu amalgame la ma ne planning familial bii ñuy def fii ci Sénégal du xeex nef du santé de reproduction mais limitation des naissances la parce que loolu la ñu tubaab yi sant mi ngi ci document yi moom la ñu tubaab yi sant loolu la gouvernement bi nangu loolu ñoom duñ ci tontu dama ne nañ ci tontu loolu ba tax dama wax ne man bu vraiment toogaat di wax ci parce que man li ma fi wax gu mais kenn remetté ko en cause donc li ñuy appliqué Sénégal du xeex nef limité naissance la moom la ñu tubaab yi sant moom lañ nangu mi ngi ci document yi depuis 2008 document bi programme bi nga xam ne ministre de la santé bi fi nekkoon sant Diop moo ko signé mi ngi ci archive boo bëggee bu pare ma jox muy benn ñaareel bi mooy
ñiy wax ci planning familial ma wax leen na leen léegi maa ngi leen jox benn information maa ngi leen di lancer défi bi mooy lan mooy azlu bi ñuy jëfandiku waaw ci bëgg a daganal planning familial azlu boobu kenn daaw ko def gor ñi waaw léegi su fekkee mën nañu prouver le contraire ñu prouver ko te ñoom gor ñi la ñuy planifier loolu ñaareel bi mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafay aaye kuy planifier ngir xeex nef waaw muy ñaareel bi loolu itam maa ngi xaar ba tey ji ku ko mën a dindi mu dindi ko man bu yooyu dañut man amatuma problème li ma doon wax toujours moom lay wax mooy planning familial bi nekk Sénégal limitation naissance la moom la ñu tubaab yi sant moom la ñu nangu ñaareel bi mooy ñi ciy wax ci tur diine ñi ngi nax nit ñi parce que azlu kenn daaw ko def gor ji ku mën a prouver le contraire nga wax beneen bi mooy yent bi ci boppam dafay aaye kuy planifier léegi nag mooy li question bi nga wax man pour man ñi ëpp ci ñi ciy wax ci ay jullit di ci ànd dañoo xamul li xew loolu laa gëm ndax loolu moo gën a néew moo gën a woyof ci man ma gëm ne dañ ko xam ba pare nangu ko dañ ay complice lañ damay bañ ñu nekk complice parce que complice moom leneen la leen di jural waaw loolu oustaz dëgg la li nga wax leer na te maandu na tamit maandu na en tant que gëstukat ak borom xam-xam waaye ba tey bëgg naa mu gën a leer parce que affaire bi des na ba tey oustaz Daouda même question bi laa lay poser est-ce que musulmans yi wala ñi nga xamee ne ñooy savant musulmans yi comme ni ko oustaz Dame waxee xëy na dañ leen andiwul ci erreur xamuñu finalité lan mooy planning familial ñu dugg ci noonu xataan wala beneen sens bi xam nañ ko waaye xam nga àdduna moom dafa doy waar te nit tamit dafa doy waar ay dafa am yeneen yu ci aju yoo xam ne ay intérêt matériel yu teew yu tax ñu noppi ci wala di ko layal sax di wax ne alquran wala di wax sunna la loolu la ñu bëgg a xam jërëjëf oustaz man damay rejoindre sunu mag gis nga séminaire boobu ma doon wax ne def nañ ko à Saint-Louis programme des Nations Unies pour la population moo ko organisé FINAB la moom lañ ko sant am na oustaz yu fa nekkoon nga xam ne tey dañu yor sax émission ci rajo dañu yor desk islamique am na kenn ci ñoom du ma ko cité mais bi ñu toogee di waxtaan man moom ak kii kër Dunia yebaloon daf ñu wax ne wax dëgg yéen a nekk ci dëgg yéen a nekk ci dëgg waaw ñun daal li ñu wax mënuñu ko teg fen parce que ñun bi ñu leen laajee bi ñu ñëwee indi mbiru asile effectivement li oustaz Dame wax lañ leen tontu ne texte bi boo ko seetee sax ki ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko doon wax ne damay joteex sama jaam bu jigéen te bëgguma am doom ak moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nu mu ko xamal sax mooy bu fekkee yàlla dogal na doom nar ci am bu ci doom naree am matuwaay boo mënta jël tam du tere doom ji jut waaw kon ci benn catégorie lañ ko doon utiliser comme ni ko oustaz waxee ñaareel bi ñoom li ñu koy def parce que ñoom dañuy utiliser ñi nga xam ne ñooy imam yi ak oustaz yi pour man ko daganal ci côté diine donc am na ay intérêt yoo xam ne mu ngi ci parce que keroog ci séminaire bi seetlu naa ko per diem ñen leen di jox ak intérêt yéen leen di jox moo tax ñuy déformer ay parce que biñ leen indilee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu waxee tazawwadu alwaluda alwadud fa inni mukaasirun bikumul ummama yawmal qiyaama dañu ne mukaasir boobu ci wàllu qualité la te ñoom ñëpp loolu leen jàngal dafa am genre questionnaire ak réponse yu ñu leen jox ci formation bi ñu leen di former temps yële passé sax amoon nañ ay séminaire yu ñu organiser ñoom man woo nañ ma ci ñaari yoon mais dew ma parce que la leen tax a jóg mooy fexe ba gëm loolu jullit ñu nangu planning familial boobu kese te li ko tax a jóg bokkul dara ak l'islam bokkul dara ak l'islam féministes yi ñoom ñoo am seen campagne ndax xeex nañ ko lu yàgg en France xeex nañ ko en France ndax avortement dañ leen ko tere woon yëpp xeex bi fu mu nekk mooy ñu légaliser sax li nga xamante ne mooy avortement dañu ne jigéen am na droit ci yaramam mu def ci lu ko neex jigéen am na droit ci yaramam mu def ci lu ko neex su ko neexee moo am doom su ko neexee du am doom xeex bi ñoo féministes yooyu ñoo ko yanu donc ñoo ko yanu kon principe yi nga xam ne moom la l'islam wax parce que boo seetee
yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu digaloon ki nga xamante ne moo ñëwoon ci moom indil ko koo xamante ne ku tedd la jigéen du tedd waaye du am doom tàggu ko mu ne ko bàyyiwu ko pour mu takk ko mu tàgguwaat ko mu bañ ba muy ñetti yoon si la indee xadis bi tazawwadu al waluda al wadud fa inni mukaasirun bikumul umama yawmal qiyaama takk leen ñoo xamante ne ñu am cofeel ci yeneen te ñu am doom ñu mën a jur ndax ëllëg damay puukarewu ci yeneen xeet yi bari waayu suma xeet ñoom ñi nga xam ne ñoom la tubaab yi formé pour ñu leen di défendre seen cause bari waay boobu dañuy indil qualité toujours ne bari waay bi di ne l'islam ñi muy jur ñëpp qualité la man loolu laa gëm l'islam doomu l'islam moom doomu qualité la par nature parce que xale boo xamante ne buñ ko jaaralee ci yar bi nga xam ne moom la l'islam wax ne nañ ko yare mu jàng diineem xam diineem yaakaar naa ne kooku qualité la par rapport ak yeneen xale yëpp nga xamante ne jaaruñu ci tarbiya islamiyya boobu nga xamante ne moom la l'islam def ci moom kon wax ju yàqu la ngay wax ne qualité la ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam gënuñu ko dégg arab gënuñu ko xam li muy wax gënuñu xam li ko yàlla yónni kon su waxee ne bariwaay boobu la soxla te bari na ay yoo xam ne indi nañ ko ñuy layee maanaam ñàkk di jur ay doom te mënoo leen yar ak yu demee noonu te yàlla wax ci alquran wa ma min daabatin fil ardi illa allahi rizquha amul lenn luy dox ci kaw suuf loolu yàlla war na ko wërsëgam kon defe naa ne loolu ay wax la yoo xam ne wax ju yàqu la donc man gis naa ne complicité imam yi la du ñëpp de am na ay imam yu ñuy utiliser ñoom ndax man kilifa googu nga xamante ne kilifa googu rëy la keroog moo doon def moo def conférence bi sax mais dañu dal ci kawam xamal ko loolu mais addina jaru ko ñun ay jullit lañ du tubaab yi ñoo ñuy wax lu ñuy def mais planning ci condition yi nga xamante ne l'islam nangu na ko mais borom xam-xam bi d'accord nañ ci fekkee ne soxna si bu amee doom loru wala doom ji loru waxuma sax lu ñu recommandé la waaye obligation la sax ñu def ko parce que principe l'islam la l'islam du bàyyi mukk nit ki di loru kon foofu du doon recommandation mais obligation lay doon sax ñu arrêté ñur googu nga xam ne mën na lor ki nga xamante ne mooy soxna si wala doom ji lor kon loolu nekk mais bu dee ay cause économique kooku moom wax dëgg yàlla l'islam du ko mën a nag pour bala nga may poser question sax ma dellu si ci mbiru qualité bi parce que dañ koy tudd lu bëri mooy seen lay loolu rek la ñu am l'islam bu ne nañ bëri qualité bi la ñu mais qualité mënut a am ci fu quantité amul waaw dëgg la qualité quantité moo ko jur boo waxee qualité dugal nga quantité boo amul quantité mun dama leen ko wax toujours dama leen soo nekkee jàngalekat yore ñaari classe bi nekk 10 élèves beneen classe bi nekk 50 élèves nga jàngal leen même programme bi ci même condition yi defal leen test classe su 10 élèves bi am ku fa jël première classe su 50 élèves bi am ku fa jël première ñaari ñi ku dàq jàng ki raw 50 élèves moo dàq jàng ki raw 10 élèves donc quantité bi ci qualité la qualité ci quantité lay jóge mun loo am qualité fu quantité amul c'est pas possible waaw boo gisee chinois yi léegi lu ne ñu raw ci àdduna lu ne ñu raw ci àdduna parce que dañoo am quantité avant ñu am qualité bi donc loolu wax bu yàqu la loolu mooy bëgg moo ko nef bi ñoo ci bokk mooy nef bi moyen la pour dama wax ne nef ñun xam nañ nef ay Sénégal lañ su nef nekkoon problème ci société bi nga xam ne vraiment dafa nekk benn problème dafa nekk benn fléau sonal nit ñi su question bi demee ci borom xam-xam ñu gëstu ko luñ ca joxe rek loolu sariya nangu na mais ana nef boobu ana nef bi nekkul benn fléau ana non non du épidémie du fléau du épidémie au contraire ñàkk am doom mooy fléau léegi Sénégal donc fi mu ne nii bu fekkoon ne ñu sérieux lañ fekkoon Sénégal nit ñu sérieux fi def léegi dañuy def campagne beneen planning familial bi Occident def ñun moom la ñu war a def mooy planifier pour nit ñi am doom parce que ñaata couple kenn ku nekk ci ñun surtout ñun ñi nga xam ne yëngatu ci wàllu imam ak oustaz kenn ku nekk ci ñun lu mu néew néew xam nga fukki couple yoo xam ne seen problème yëpp mooy ñaan yàlla am taw te kenn ku nekk du ma wax ne xamuloo ko nef man xam naa ko nef waaye ñi ma xam ci couple yu am problème doom moo ëpp foofu ñi ma xam ci nef donc nef bi amu fi léegi yenn imam yi bëgg a wax ci thème bi ñoom ñoo defoon ne foofu bunt la
loolu moo tax ma indil hadis ba léegi hadis bi ngi say Muslim yow maa ngi ko wax ci sa contrôle Cheikh Tidiane kenn ku nekk fa ko yàlla maye maa ngi ko wax ci contrôle am mu ngi fii toog nekk ko yonent bi dafay aaye kuy planifier pour xeex neex da koy aaye daf koy aaye loolu bi ngi ci hadis Muslim léegi kooku tam toog bon bi ci des comme xamu na lan ngay laaj loolu rek laa bëggoon dolli ci wàllu qualité bi bu na wax ne loolu du wax qualité ci quantité lay waaw foofu tam dama ci wàllu économie ci wàllu économie li leen taxoon jóg Malthus sax théorie am dañ ko attaqué ay économistes scientifiquement dañ attaqué ne prévision famine ya mu doon defar yooyu yëpp dara amul amul te nit facteur de développement au contraire population comme ni ko imam waxee facteur de développement la bari waay boobu mooy tax sur le plan agraire nga gis développement dafay daal di am kon dañu ko contre indi ne moom prévision yi mu defoon non seulement amul mais effet contraire bi la am donc précision boobu laa doon doon dëgg la loolu am na solo loolu am na solo ay questions yu bëri dugaat na ci biir wax dëgg yàlla waaye dama bëgg a xam effectivement li ngeen wax dëgg la parce que am na ñoo xam ne ñi xam nañu fa ñu jëm waaye li ngeen fi expliqué moo tax ñu dugg ci mais am na ci ñoo xam ne ñi man jàpp naa ne ba tey xamul seen formation ci wàllu diine ak seen jëflante ak texte diine yi defe naa am na problème dafa des lu bëri parce que misaal bu ma la jox rek maa ngi gëstu temps yi ci benn xadis maa ngi ci léegi 1 mois xadis bi wax naan bu xaj dugalee gémmiñam ci ab ndab na ngeen ko jaxas juróom-ñaari yoon bi ci jëkk ngeen def suuf dafa am riwaaya yu bëri yu ci ñëw bu jëkk bi benn yoon ba ci beneen bi wax bi ci jeexat bi te riwaay yëpp dafa wér maa ngi ciy gëstu li ma sama xam-xam joxagum mooy bi wax ulaahu na bi turab moo gën a lëng waaye pareegu ma ci gis nga liggéey bu mel noonu est-ce que ci xadis yi nga xamee ne ñooy wax ci azlu imaam wax na léegi benn bu nekk saxiix muslim effectivement boobu daf koy tere wala qad hamamtu la yonent bax an am na al azl al ghayla wala ma raaytu farisa war room yafaaluunahu aw kama qaal taraktu aw kama qaal kon boobu wér na waaye ñoom fi ñuy dëgg seen tànk toujours mooy xadis Jaabir bi nga xamee day wax naan doon nañu def azlu boobu ñi xam ne azlu mooy interruption volontaire de coït doon nañ ko def ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu bàyyi ñu waxuñu dara texte boobu rek la ñuy boyal bu ko defee nag dugal ci li ñu bëgg a dugg est-ce que l'islam di ko gëstoo ci approche boobu approche jël benn texte bu la arrangé rek wax ko wala ñaari texte est-ce que moom mooy démarche intellectuelle bu normal wala démarche intellectuelle bu objective mooy bépp masala nga jël texte yi ciy wax yëpp ba pare jéem a def benn jéem a seet li nga xamee ne texte yëpp boo ko boole loolu la lay jox comme résultat loolu am na solo est-ce que loolu moo du loolu la ñu loolu saas loolu nga wax doonu la loolu docteur Youssouf Qaradawi ubbee attiré la ci attention borom xam-xam yi ci téereem bi mu tuddee kayfa nata'aamal ma'a sunna wax na ne jafe-jafe yu bëri yu jullit am li leen ko teg mooy ne coppet benn xadis bëgg koo appliqué ci ñëpp te xadis boobu benn la ci groupe bu xadis donc al xukmu shari kenn du ko xam ci benn nas xadis da ngay xam mboolem ahadis yi wax ci mawdo bi nga dugalante leen loolu non technique la technique boobu la ñëpp amul nag nga dugalante leen ba xam lan mooy xukmu shari loolu wax ji may wax ni bi ko docteur Ramadan Buuti yi defee ci wàllu azl fa mu cale xukmu bi mu mooy kur xukmu bi mu ci am bi mu dajale xadis yëpp mooy kur pour wane ne effectivement liggéey bi dafa des waaye liggéey bi problème bi sax yemul rek ci hadiis yi yemul rek ci texte alquran parce que ñun neen la xam nga ñun tam dañoo tayal xam nga ñun oustaz moom benn chance daal lañ am mooy yàlla suturaal nañu ba sénégalais yi defee nañ ne kuy oustaz rek ku xam nga dëgg la sénégalais yi defee nañ ne kuy oustaz rek doo fen loolu lañ yàlla suturaalee waaye ñun xamante nañ ñii ñu bëri ci ñun ñoo ngi mën a yem seen àlloo sonu ñu bëri ci ñun fen defuñ ko mu dara waaw yàlla xam na ko loolu moo tax problème yi gën a jafe ndax am na ci ñoo xam ne pour régler seen problème mu tey ñoom loolu yow boo koy jéem a gàllankoor sax dañ lay mere am na ñoo xam ne man dañ ma mere parce que léegi dañuy jàpp ne dama leen iñaane wërsëg woowu dégg c'est-à-dire mbirum planification benn xéwal la bu yàlla indil oustaz yeeg imam yi pour que ñu ciy jël ay per jox mais loolu c'est très grave c'est très dangereux donc loolu moo tax
jàpp naa ne il faut ñu dellu ci histoire boo gisee toujours bu may def foo mu indi leen histoire wan leen ne tubaab yi ñoo ko fi indi te tubaab yi amuñ ci choix amuñ ci choix non non amuñ choix far force ñu imposer ñu ko ba xanaa ñu gar ci seen suñ bakkan niñ ci garee ñoom seen bakkan mais ñoom mënuñ ko parce que dañoo dugg ci guddi li wolof tax guddi yow booy Dakar nga xamul dëgg guddi waaw wolof di wax ne bukki bu lakki taat day bëgg morom ngeen baal ma ci terme bi dañuy jàngale Malthus boobu d'abord planning familial mbirum pas-pas la ni ko oustaz waxee léegi pas-pas la mooy lan mooy bi nga xamee ne tubaab bi def nañ la révolution seen révolution française boobu mën naa tàmbali foofu rek waaw ba lijjante ba génnee diine ci dundu doomu aadama yi puisque ñi doon jëmmal diine seen bopp lañ fi nekkaloon comme seen bopp lañ fi nekkaloon kañ waxoon ne mooy yàlla jooju amul kon duñu fi tardeel nit ñi nañ bàyyi nit ñi ñu jëfandikoo seen xel pas-pas boobu jàpp ne adduna fii la yem dund fii la yem ci adduna bi la yem loo fi perte nga ko moo tax seen yitte yëpp ñu jëmale ko ci dégg adduna ak jëriñoo ko ci loolu lañ waxee ne adduna bi nga ko xoolee ba natt ko nataat li fi nekk ci teraanga mënut a faj soxla yi mënu ko faj moom ngay juñu léegi ñoom dem nañ ci wax si économie sax dañuy wax ne heure boo jógee faj benn soxla rek faj gi nga faj soxla bi day jur yeneen soxla misaal benn waaye ngi nii boo xam ne déplacé rek mooy problème yaa ngi nii bëgg di bët bu set nga tardé sa émission bi te li la ko teg mooy ñàkk am oto sa yitte yëpp nga fexe def ko ci ba am oto bi kon mooy rek nga tegoon sa bët mais bis boo amee oto bi soxla carburant taxaw soxla garage taxaw soxla entretien taxaw soxla chauffeur taxaw bu fekkee mun loo dawal donc benn soxla boo ko fay ñoom noonu lañ théorisé ba jàpp ne adduna bi li fi nekk doyul soxla yi fi nekk kon nag suñu bàyyee nii muy kon ne xiif dong ñu rey loolu mooy philosophie Malthus mu wax ñaari progression arithmétique bi ak géométrique bi ngeen wax li bi nga xam ne doomu aadama yi ni ñuy màggee moo gën a gaaw ni teranga yi màggee bee yi ni muy màggee c'est arithmétique c'est arithmétique c'est géométrique non c'est arithmétique mooy benn ñaar ñett ñeent benn bi c'est géométrique mooy benn ñaar ñeent 8 ñoom bon bref théorie boobu am nañu ko gëmoon am nañu ko gëmoon am na sax ñu ko daj comme ni ko mbokk wax ci sama ci ay borom xam ay yeneen borom xam scientifique waaye teewul depuis 1974 parce que planning familial mi ngi tàmbali 1950 1950 lañ sas FINAP pour mu commencer organiser ci ay conférence xëy na loolu mën nañ ci ñëw ci kanam mais 1974 ku benn américain bu siiw bu ñuy wax Henry Kissinger ku marqué la politique américaine la dafa demandé woon ku soboon la dafa avenir Amérique dafa itteeloon dafa demandé woon CIA ñu defal ko étude ci rapport gam-gam li diggante sécurité Amérique ak yokkute tiers monde c'est-à-dire bëri nit ñi ci cor accès étude boobu ñu ngi ko def ci NSM 200 numéro baa ngi fi boobu ku def internet gis ko waaw biñ paree ci étude bi dañ ko ne yokkute tiers monde. kan moo recommandé woon étude yooyu Kissinger moo ko demandé CIA bi ñu paree ci gëstu bi ñu ne ko sécurité Amérique dafa safaanoo ak bëri tiers monde donc ak lu Amérique mën a def na fexe ba ñu limiter naissance yi ci tiers monde ñu programmer 13 pays yoo xam ne dañ leen di imposer planning familial 13 pays yooyu 11 pays yi réew jullit lañ boo demee sax Sénégal ci la bokk mënu ma ci waat parce que gisuma turu Sénégal mais en tout cas 13 pays yi nga xam ne bi étude boobu pare Amérique d'accord nañ ci imposer planning familial réew yooyu 11 yi ay jullit la réew jullit loolu mi ngi am 1974 1979 juróomi at après seen ministre bi yor forces armées wala ministre de la guerre sax la parce que mooy mi ngi tudd ku garaaw la bi mu demee club de Rome waaw dafa wax ne il faut que ñu taxaw temm ci arrêté jurum réew yu ndaw yi nañ taxaw temm ci loolu te loolu buñ ci xaar suba loolu Robert McNamara ci na club de Rome la ko defee bon mu ne nañu taxaw tem ci arrêté coûte que coûte naissance su tiers monde bon bi ñu ko laajee ban moyen lañ ko def mu ne ñaari moyen doo nga fi amul beneen limiter naissance yi
wala augmenter rey nit c'est-à-dire limiter naissance wala rey ñuy dund. ci guerre c'est-à-dire créer ay guerre léegi ñaar yëpp la ñuy utiliser ñaar yëpp la ñuy parce que loolu rek moo mën a justifier guerre yi ñuy jékki-jékki rek keneen ko comme ça di doo xam doo am. doo ko mën a expliquer parce que loolu ci plan familial bokk. planning bi soit ñu limiter naissance yi wala ñu rey ñuy dund. effectivement loolu li may wax nii te ay archives ay documents la ay documents la mais lu ñëpp ko xamul ñoom nëbbuñ ko donc Henry Kissinger demandé na benn étude bi nee na sécurité Amérique dafa safaanoo ak bari population nit ñi loolu tax na ñu demandé état bu Amérique mu imposer 13 pays tiers monde planning familial 13 pays yooyu 11 yi ay réew jël tey ca juróomi at yi ci topp seen ministre bi yor armée bi dem ba club de Rome taxaw fa ne nañu gaaw nu mu gaaw arrêté mbirum jur ci tiers monde léegi 1989 Nations Unies ci boobu moo def benn étude moo demandé benn étude 89 pour xool étude bi ngi tudd sukkaanul aalam fi bidaayati qarn mooy population mondiale début siècle étude bi mu paree dañuy wax ne Europe waaw su doon baaru glace la mu ngi seey mën nañu xam ne baar la bu ñu teg ci suufu jant bi ngi seey muy seey lan moo ci firnde li ciy firnde mooy 1950 téeméeri nit yoo ma sa am ci àdduna bi fukki ak juróom ay européen lañ waaw 1950 bi ñëwee ba 1900 loolu mooy bi ñëwee ba 1950 waaw 1950 téeméeri nit yoo am fukki ak juróom ay européen lañ wa tarajaat hadihi nisba ama 1995 pourcentage boobu di wàññeeku waaw fanweeri at après léegi téeméeri nit yoo am fukki nit ñi rek ñooy européen téeméeri nit yoo amati fukki nit yoo ñu am ñu wax ne suñ demee ba 2025 bii ñu jëm nii soreetu buñ ca àggee léegi boo amee téeméeri nit juróom-benn yi donc ñoo nekk européen kon li ñu yëg mooy fur et à mesure adduna bi yokku li Europe di représenté ci population mondiale di wàññeeku loolu te ñoom xam nga tubaab nu roowu ñoom ñun duñ toog rek di xoole ba loolu xew dañuy def ay prévision léegi nag naka la ñuy fexee ba loolu ñu arrêté ko ba loolu arrêté dafa am lu ñuy tudd taux de fécondité pour ñu deful biologie pour que yooyu ñëpp mën nañ ko comprendre mooy moo di ne couple bu nekk ñaari góor ak jigéen yu sëy ñaata chance fi ñu nekkee fi ñu tàmbalee mën a am doom ba fi ñuy bàyyee njur ñaata doom lañ fa mën a am chance bi ñaata doom lañ fa mën a am wala boog ñi mat a am doom ci dëkk bi te am doom suñu séddoo woon doom yi kenn ku ne ñaata lay am loolu tam mën nga ko xayma mën nañ ko ci xam ñu wax ne dafa am lu ñuy tudd taux de fécondité naturel taux de fécondité naturel mooy taux de fécondité boo xam ne su ko benn nation appliqué mën naa am ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne du wàññeeku bu yokkuwul itam du wàññeeku mooy 2,11 mooy taux de fécondité naturel taux de fécondité naturel mooy 2,11 c'est-à-dire couple bu nekk mën nga xam ne ñaari couple yu ne mën nañu am juróomi doom ci misaal rek moo gën a doom ñaari couple yu ne benn couple ci ñoom mënut a am ñetti doom mais ñaari couple yi bu ñu amee ñaari couple rek de kenn ki dana benn couple bi dana am ñetti doom benn bi am donc danaa nekk 2, nangam c'est pas important li am solo mooy ñu xamee ko noonu parce que dañuy am couple bu 2 doom couple ñaari doom couple ñaari ba am ñeenti couple ñeenteelu couple bi am ñetti doom waaw loolu mooy 2,11 ñu ne loolu bépp nation bu koy pratiquer mën nga toog lu war a ñaar fukki at ak juróom te doo wàññeeku waaye taux boobu bu wàccee ba ci 1,9 nga xam ne matatul 2 nga xam ne benn couple matatul 2 léegi amul ci histoire fu taux de fécondité wàccee ba ci 1,9 ñu gis mu relevé waat amul mu sàmm même bu impossible amagul ci histoire bépp nation boo xam ne sàggan nañ ba seen taux de fécondité wàcc ba ci suufu 1,9 amatul chance yëgal ko loolu muy benn danger ba àgguñ fa rek déet waaw ñun àgguñ fa mais tubaab yu passé léegi nag su fekkee 1,3 la moom c'est impossible lu dul nation bi dana def pexe pendant 100 ans door a relever na dégg lu baax li moo ko su fekkee taux de fécondité dafa wàcc ci 1,3
mënutul relever taux boobu ba mu àgg ci taux naturel lu dul mu def pexe 100 ans ba 80 ans. taux naturel bi ñaari doom. waaw bu door a mën a am puupu bu am ñaari doom. léegi nag lan mooy réalité Europe ñu xool li tax ñu tëb ñu tiit 2007 bii. waaw France mi ngi ci 1,8. te 1, ñaata moo doon. 1,9 lañu waxoon ne boo ci musuñu sa histoire wanewul nation bu ci wàcc pare ñu relevé. waaw mooy 9 donc. France wàcc na benn 1,8. wàcc na benn point. France a ngi ci 1,8. Angleterre 1,6. Allemagne 1,3. Espagne 1,2. Europe yëpp bu ñu àndee ñu ngi ci 1,33. Europe yëpp ñu ngi ci suufu 1,9 boobu nga xam ne bu ca ab nation xasee amatul chance su relevé kii léegi nag ci même temps bi même chance bi immigré yi seen taux de fécondité mooy 8,1. déglu xoolal baax de France ngi ci 1,8. jullit ñi nekk France moo xam ay arabe la wala ñu jul seen taux de fécondité mi ngi ci 8,1. loolu moo tax France seen coow mooy ba ban bis la France naa na nekk état islamique wala ba ban bis la ko sauvage yi di jiite France comme ni ñu leen tuddee njaay àll yi noonu leen tuddee voilà loolu information yi yu fiable la yu leer nañ la ci ñoom la jógee sax ku dem waa ci ci ñoom la jógee bi ci topp mooy bi ci topp dafa am benn américain bu ñuy wax Bernard Lewis dafa bind benn téere tuddee ko le fondamentalisme Bernard Lewis boobu téere bi dafa amal solo Occident ba daf cee gagné prix Nobel dafa cee gagné waaw fondamentalisme waaw al usuli dafa wax ne jullit ñi léegi nag waxatuma ci moom léegi jullit lay wax. waaw boo nee planning familial bi. léegi lu clair la ci moom l'essentiellement dañ ko orienté vers les musulmans. dafa xam ne jullit yi. il faut ñu wàññi leen parce que dañuy représenté ñetti danger dañuy jëmal ñetti musiba. musiba mu njëkk bi danger civilisationnel la. mooy xatar xadaar yi. ñu ne ko lan mu ne parce que jullit yi ay njaay àll lañ. allahu akbar suñ bëree ci àdduna bi ay njaay àll bëri fi. allahu akbar kon nañ def lépp pour muy. beneen bi danger irhabi la mooy am ni bi atibaar irhabi yi beneen bi c'est sécuritaire danger sécuritaire la parce que ñoom ay terroristes la donc ñoom suñ nee terroriste jullit lañ ci yóbbu loolu tam bu ñu ci nax bu ñu ci wala donc nekk terroriste mooy nekk jullit dëgg la ci tubaab bi mooy nekk jullit loolu tam moo tax naan du ma terroriste am léeg-léeg tam nga bàyyi ko xel bi ci ñetteelu danger bi mooy sukkaaniya mooy bi atibaarihim tanasuluhum wa takaasum kasi mooy dañoo mën a jur mooy ñetti danger yi nga xam ne Bernard boobu dafa wax ne daf ko génn ci téere boobu ne il faut que ñu woy mais ki gën a graaw mi ngi tudd Patrick J. Buchanan Patrick J. Buchanan c'est un américain nekk na conseiller technique ñetti président ci Amérique nekk na conseiller technique ñetti président ci Amérique nga xam ne président bu ñëw jël ko comme conseiller technique moom nekk na candidature parti républicain ñaari yoon. pour nekk président. waaw xam nga léegi en Amérique bala ngaa nekk président na da ngay nekk président da ngay nekk candidat wu sa parti ba pare. donc waa primaire yooyu. 1992. ak 1986 yëpp. nekk na candidature parti républicain. gañe wu ko loolu moo tax 2000 dafa fipp dem ci benn parti bu ndaw nekk président. donc nekk na benn yoon candidat pour États-Unis d'Amérique dafa bind benn téere tudde ko mawtul garbi. la mort de l'Occident. waaw moom dafa pour moom Occident dee na. loolu téere bu am solo. mu ne Occident dee na. te li koy firndeel mooy. ñeent fukki at yu mujj yi. waaw yu mujj yi. adduna bi yokk na ci yokk bu métti yoo ba pare. te yokkute boobu ñeent fukki réew ak juróom-ñaar yi nekk Europe bokkuñ ci yokk boobu. ci même moment bi adduna bi yokk di dem ba nekk 6 milliards. ñeent fukki réew yooyu ak juróom-ñaar ñoom dañuy wàññeeku mu ne ñeent fukki réew yooyu juróom-ñaar benn réew rek moo ci yokk mooy Albanie li ñuy jullite tax allahu akbar Albanie donc mën nga xam ne ñeent fukki at yu mujj yi Europe benn réew rek ci yokk mooy Albanie yi ci des yëpp dañuy dellu gannaaw même bu fekkee adduna bi yëpp ñu ngi yokk ba dem 6 milliards kon ñu bàyyi xel lool mu ne 1950 mboolem ñi askanoo ci Europe ñi mu askanoo Europe 1950 heure bi nga xamee ne daf ne diggante 2000 ak 2050
adduna bi dana fi yokk 3 milliards diggante 2000 ba 2050 adduna bi dana fi yokk 3 milliards donc adduna bi dana yokk 50%. Parce que nous sommes 6 bu ñu nekkee 9 milliards donc dañ yokk 50%. Absolument. mu ne 9 milliards yooyu yëpp nag ci tiers monde lay doon 3 milliards yooyu yëpp ci tiers monde lay doon parce que Occident ci même moment bi dana wàññeeku 100 millions. Occident ci même moment boobu Occident dana wàññeeku 100 millions. mu ne li neex a xam lu neex xam la mu ne 1960 Europe moo doon tiers monde bi. c'est-à-dire ñeenti nit ñoo mas a am kenn ku européen la. 2000 juróom-benn nit ngay am door a am benn européen. mu ne 2050 nag il faut nga am fukki nit door a am benn européen. pour am benn européen. waaw loolu lii ay études la yoo xam ne tubaab yi dañ koo def ba mu leer leen nañ ñoom amuñu beneen solution bu ñu am lu dul ñëw arrêté suñ jur bi ñoom ñu parce que dañoo essayé def planning familial am na planning familial bu ñu def ci Occident ba ñu appliqué ça boo xam ne contraire mooy dañuy yokk sa ñuul am na moment boo xam ne fii ne France boo fa amee troisième gosse bu la neexee bàyyi liggéey liggéey troisième gosse mën ngaa bàyyi liggéey mais taxul nit ñi nangoo am doom xam nga lu tax boo gisee man ma ci sonn ak yow mag ñu mel ni yow wax naa ko sama ustaas yooyu nekk ci réseau Islam Population ne leen mbiru société dafa complexe c'est complexe très complexe société soo ci defee erreur du heure bu la neexee corrigé ko dëgg la ndax erreur bi day dem nekk culture bu na xasee nekk culture nag temps bi nga amoon pour def erreur bi da nga def double pour corriger ko pour rectifier ko loolu moo dal Occident Occident fii xam nañ ne defoon nañ erreur mais mënutuñ ko corriger parce que bi fi laa mësa ñuy encouragé nit ñi pour ñu amaat doom ñu gën a bañ parce que léegi xas nañ tàmm ñàkk am doom parce que doom responsabilité la yàlla dafa xereñ yàlla bu fekkoon ne doom bànneex bi koy sabab amul kenn du ko am yàlla parce que yàlla li ko wutale ak ñun mooy bu naree dara day réunir conditions yi moo tax ñu bëri ci ñun am nañ doom du bëgg am doom a tax ñàkk a mën a muñ bànneex bi tax am doom a tax oui bët bu set nga gis koo xam ne li ko doom ji mu am du sagoom mais daa mun toon a muñ bànneex bi jur am doom kooku bis bu mënee am bànneex boobu te doom da am du hésité sax loolu moo tax ñuy encouragé góor jigéen parce que moo gën a simple ci planning familial góor jigéen ci planning familial la bokk ci programme bi oui ci la bokk parce que bi ñu sentiré ne léegi bànneex bi kese moo tax nit ñi di am doom ku mën a fexe bañ jot bànneex boobu duñu am doom ñu daal di ñu créer bànneex fu doom dul mën a jur nisaa'ukum harthun lakum xars kay mooy tax am jur moo tax ñu encouragé ne góor war ngaa mën a am bànneex bi ngay wut ci jigéen ci góor ci yow loolu c'est philosophique du ay xalaat yu xóot la li nga wax li mu wax leer na non ci planning familial la bokk c'est dangereux ci planning familial la bokk mooy il faut nit ñi ñu satisfaire seen besoins yi tax ñuy am doom mooy ñuy am bànneex te duñu am doom waaw benn ñu planifier ko jox leen ay jumtukaay yoo xam ne buñ su jotee jigéen ñi duñu am wala bu naree am risque ñu encouragé góor ak góor jigéen ak jigéen moo gën a simple moo gën a simple. oustaz dégg nga li oustaz waaw dégg naa ko xam naa li ci des ci waxtu bëreetul waaye. waaw xam naa asaf. vraiment xam naa développement bi c'est important. mais man dama xaw a tiital. dama xaw a tiit. effectivement parce que information yi lu jar a tiit la. waaye léegi oustaz yow li ma lay laaj. te xam naa foofu ngay jaaree kii wàlle. waaye léegi ñun nu ñuy def ba comme que eggaguñ ci sëy boobu waaye. mooy too egg ci sëy boobu yan politique la ñu war a def wala yan conscient lan daal la ñu war a def ba bu ñu àgg ci sëy boobu oustaz doon wax léegi parce que sëy boobu bu ñu ci àggee pour rectifier ko ça demandera un siècle te wóorul sa ngaa di ëpp siècle lan mooy solution jërëjëf vraiment développement bi oustaz def ñu sañoon sax bàyyi ko mu continuer am na solo parce que indi na fi ay information yoo xamante ne ñu bari xamuñu ko jotuñu ci te pourtant bu ñu gëstu woon ci internet bi mu ngi ci internet bi mais peut-être tayal suñu imaam yi moom laa leen wax sànq man naw la ci lool sa différence mooy da ngay dëppale sa xam-xam ak jamono xam-xam boo xam ne texte rek ngay basé wu doo seet lu sa jamono laaj xam-xam boobu daanaka amul solo wax nga bi ngay laaj oustaz ñi nga xam ne dañuy tànn li leen neex ci xadis loolu yàlla sax moo ci àddu afa tu'minuuna bi ba'dil kitaab wa takfuruuna bi ba'd fa maa jazaa'u man yaf'al zaalika illaa xizyun fil hayaati dunya wa yawmal qiyaamati yuradduuna ila achaddil azab
ñi nga xamante ne kooku suñu mbokku oustaz yi gëstu ak suñu mbokku imam yi nga xamante ne occidentaux yi ak ñi yor programme parce que du programme mu benn programme développement état la tey boo seetee am na association bu ñuy wax ASBEF mu ngi ci Sénégal nga xamante ne boo demoon France di nga fa fekk mouvement français pour le planning familial nga xam ne ñoom créé woon nañ ko dugal ci syndicat yi yëpp ba atteindre seen objectif léegi ñu ngi bëgg def effet contraire ni ko oustaz wax ñu ngi encouragé pour am doom ndax fi mu nekk vieillissement bi ci France màgget bi dañu màgget goo xamante ne ndaw ñi ñu ngi jeex màgget yi ay retraité mais loolu fan la développement mën a amee mënul nekk ak taux de fécondité bi nga xamante ne oustaz wax na ko sànq loolu nekk lu grave kon ñun li may préconiser mooy d'abord suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi leen di jëfandikoo ngir alalu àddina per diem yi la ngir alalu àddina wala ñàkk xam mais man gëm naa ne sax ñu ci bari xam nañ mais alalu àddina jaru ko nit ki na seet digganteem ak boromam buñ la bëggee dugal ci programme boo xamante ne yow xam nga ne musiba lay jural sa réew musiba lay jural diine ji waroon nangu nga accepté ko foofu laay jeexale ma di ñaax sama bopp di ñaax suñu mbokk yépp ñu góorgóorlu seet suñu diggante ak suñu borom état bi tam am conscience que ne politique boobu buñ ko généraliser te léegi dugal nañ ci sax même ñi nga xam ne sëyuñu pour que jigéen ñi pour que ñu mën a sëy plaisir boobu nga xamante ne voilà plaisir boobu nga xam ne moom la ñuy wut pour que ñoom plaisir bi la ñuy wut utu ci ñoom sëy du pour doom mais pour am plaisir moo tax boo demee en France sax da ngay fekk pax ay contrat yoo xamante ne da ngay sëy sans mariage da ngay di nekk sans mariage ay contrat nga xam ne droit daf ko reconnaître ñoom loolu seen coutume la mais ñun ay jullit lañ plaisir dafa am fu ko yàlla jaarale te am doom dafa nekk benn ci jubluwaayu sëy kon bu ñu nax nañu yeewu bu ñu nangu ñuy jëfandikoo ci ay politique yoo xam ne bokk ñun suñu yoon nekku ci kon foofu daal lay dénk sama bopp di dénk mbokk yi nga xamante ne ñoom la ñuy jëfandikoo ci politique boobu nga xamante ne mooy pour limiter naissance yi ndax boo ci xasee ba daanu pour nga jugaat problème lay doon occidentaux yi itam xam nañ ne surtout France xam nañ tey ne maanaam évolution boobu nga wax ci démographie bi oustaz wax léegi su continuer jullit yi dinañ fa àgg taux boo xamante ne lu ñu fa wutiti nañ ko am bu fekkee ne démocratie la donc loolu la ñuy fexe nag pour ñu bañ a àgg foofu moo tax ñu encouragé ñoom seen kii fexe nag ñun pour wàññi ñi nga xam ne ci côté jullit yi la parce que boo seetee au fond planning bi yëpp jullit lañ ci gën a visé parce que bu fekkee jël nañ lu mat 13 pays 11 yi nekk ay réewu jullit États-Unis jël ko kooku da ngay xam ne kon am na ñoom ñu visé kon nañu xam ne wax dëgg yàlla loolu lu ñu war a xeex la état moo ci war a jiitu xam ne démographie bu am solo facteur de développement la ñu encouragé ko may nit ñi ay possibilité ñu mën a jël ay soxna mën a am ay doom bu ko defee ñooñu bu ñu liggéeyee mën a jur leneen gis ngeen chinois yi jox ko exemple loolu daal moom lay tàggoo di ñaan borom bi subhanahu wa taala dëgëral sa taxawaay émission bi fa nga ko jëmee nga xam ne approche nga ko tuddee mu nekk turam nekk loo xam ne ay borom xam-xam di fi daje di gëstu ci ay tomb yoo xam ne na mën jëriñ jullit yi di ñaanal kër gi yal na fi yàlla def jàmm wa axiru daaxoona an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw man de maa ngi lay gërëm wax dëgg yàlla xam naa temps bi moo xat parce que information yi des na waaye ñu wax rek ne mbir mi moom leer na seulement suñu état yi mënu ko régler ñun suñu état yi libre wuñu ndax dañoo lëkkale plan ak yeneen mbir yoo xam ne ñoom moomuñ ci seen bopp fii li ko société civile bi rek moo ko mën a régler mooy suñu kilifa diine yi jël seen responsabilité def ay fatwa aaye ko état yi ñoom ñëmuñ ko ñàkk def parce que dafa am fu ñu jaar ak ñoom te loolu foofa ñoom rek fa nekkoon te loolu duñ ko wax waaye ñun mën nañ ko bañ suñ ko bañoon ñoom tax dañuy am lay dañuy wax ne ñun kat li ngeen ñu santoon bëgg nañ ko def mais suñ population ñoo bañ moo tax te loolu moo tax société civile am solo ci réew kilifa diine am solo ci réew suñ kilifa diine ñoo waruñu jël seen bopp charge jël seen responsabilité toppatoo mbir yi ba xam ni mu tëddee def ci ay fatwa aaye ko su ko dee mu échec day échec su dul loolu suñu état yi moom mënuñ koo ñàkk a def parce que dañ leen tëgg xoolal mbiru góor jigéen kenn du ko tëjee Sénégal kenn du ko fa tëjati noté ko tey texte bi am na mais kenn ñemetu ko kenn du leen tëjati léegi nag kenn du wax dara duñu leen tëjati
parce que loolu mën na indi problème mais donc kenn du leen tëj. texte bu ñu la appliqué wax naa fii non fii ne lu neex góor jigéen kenn du ko fi tëj. ñëwee parce que loolu xew-xew yu mujj la fii ci nation daje yu mujj la ci nation Sénégal yu bëri yëguñ ko. kenn du tëjati góor jigéen moo tax dama xam ne fii Sénégal fii ni nekk fi góor jigéen moo ëpp sécurité nekk fi imam. waliyaadu billah. waaw fii waaw parce que kenn du fi tëj parce que lu tax parce que góor jigéen dañoo am kilifa. allahu akbar. Mbokk yi gis ngeen waxtaan bi ni mu neexee ni mu passionné xam-xam gën na fi lépp gën na fi waaye nag maa la yudraku kulluhu laa yutraku julluhu. loo mënul am léppam loo ci am na la doy. wax dëgg yàlla doyloo nañu li ñu wax fii leer na ci bopp ñi bëgg nga xamee ne bëgg nañu lu leer waaye oustaz fi nga jeexale man dafa mel ni da nga lañ ci sama kii mooy sëriñ si dama wax su ma doon jeexal loolu laay jeexal damay wax ne responsabilité sëriñ si dafa taxaw tem ndaxte yàlla moo def ku ci nekk am njaboot gu la déggal. ñoom la Sénégalais yi déglu ñoom la ñuy déglu te loolu responsabilité bu mag la dafay laaj lépp lu xew yow nga xam ci lan moo ci xalaatu diine point de vue diine bu leer boo ko xamee ba pare nga ubbee ci ji nga xamee ne yow la ñuy déglu ngir ñu xam fi ñuy teg seen tànk ndaxte li mu wax ay gouvernement ay programme yoo xam ne dafa am lu ñu ci gàll loolu ñoom duñ ko réglé kon sëriñ si la ñuy lancé appel wax dëgg yàlla suñuy kilifa lañu ñu xool lii nga xamee ne mooy problème planning familial ak li ñu fi wax leer na am nañu ay nit yu leen jege yoo xam ne yi mun nañ leen gëstul ba mu leer nañ wax leen lii fu mu jóge ak fan la jëme réew mi wala sax réewu jullit yi bu ko defee ñu taxaw ñoom it def ci li nga xamee ne moom la yàlla gàll ci seen loos am naa ci yaakaar bu baax kon maa ngi leen di gërëm bu baax ci disponibilité bi di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu defal leen tawfiq defal leen salaahu dunia wal axira yàlla defal leen al ixlaasu fi l qawli wal amal yàlla na leen ko yàlla yokk am ngeen ko yàlla na ko yàlla yokk kon ñu ngi yemale fii mbokk yi suñu waxtaanu tey ci seen émission approche insha allahu taala ba beneen yoon ñu ngi gërëm suñu xale yu baax yi nga xamee ne ñu féete woon ci machine bi ñoom it yàlla defal leen tawfiq yàlla defal leen mbaaxu aduna ak mbaaxu laaxira yàlla mën na ko yàlla def kon mbokk yi ñu ngi leen di tàggu di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu